éleveurs yooyu nekk ca Kaffrine ne daal boo moytuwul du sedd ci ñoom ndaxte seen jur yi daal feebar bi di peste équine bi nga xamante ni jaaroon na fi am na lu mu leen juraloon te loolu bëgguñu ko dundaat ñu àndi ceeg Omar Ndiaye. si jaaxle gu mat sëkk la ñu nekk jamono ji ñoom éleveurs yi nekk ci département bu Kaffrine ku ci ne boo xëyee da ngay ñëw ci daral bi toog jàkkaarloog say jur di xaar ku ne la ñaata Ousseynou Niang. suñu yëngu-yëngu yëpp dafa taxaw parce que léegi ñun ci luuma yi lañ doon dem jënd bagage indi fii di ci mën a am dara di yóbbu suñuy kër. ñoom sax jamono ji jàpp nañu ne bu yi dakkudde daañu wanteer seen jur gi ndax amatuñu lu ñu jëndee rënd rawatina ngooñ mu jum ci jur gi ndax lépp ci luuma yi lañ ko daan foraatoo. Adran Ba moo di président éleveurs yi nekk ci gox bi. dañu wanteer parce que fi mu nekk nii nag bu waroon jar ñeent fukk mënut paas fanweer wala ñaar fukk ak juróom sax loo gis daal loolu ngay mën a jaay daal wàññiwut taxawaay man wolof laa lay mën a wax rek ndax kon léegi bu waxee ñu def bu waxee bàyyi leen bàyyi parce que kilifa diine yëpp def nañu kon nag éleveur yi mënu ñàkk def loolu waaye amoon na ministre bi nga xam ne waroon na jël na pour éleveur yi nit yi dañu war a dimbil borom kër góor yi mën nañu wax téyel ci lii amatanda bi ñu xam léegi réew mi fan la jëm fi mu nekk ni 9 communes yëpp man dem woon na 9 communes yëpp seere na benn lu mu amul département Kaffrine yëpp gooñ mi ñu xont saaku 3500 presque loo am ci xont bi la yem jur gi dootoo gis ku ko jënd puisque bu ne tëj nañ hôtel yi nga doon gis ku xëy di jënd ay 30 gàtt wala 50 service amatul dibiteri yi doxatul oto yi nga xam ne dañoo da wax ne léegi oto yi ñu fi doon jaar di jënd fii ndawal sax oto yëpp arrêté na léegi affaire bi day taxaw puisque buus yi ñoom lan doon jaay te buus yi mënatuñoo jaay ñoom nag li ñuy sàkk ci nguur gi mooy mu bàyyi leen xel ci xont mi ndax daaw ci waxtu wile seen wàllu jur gi yëpp daa faatu ndax feebaru grippe bi fi jaaroon ren nag beneen xeetu feebar ñëw dal ci doomu aadama yi tax na jamono ji mbir mi gën a tar ci seen wàllu liggéey Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye jóge Kaffrine jëm ca Tambacounda nga xamante ni nag ña nekk ca hôpital régional ba jamono ji tiit nañu lool la ko waral di ñàkkum deret gi ñu nemmeeku foofule ca hôpital ba rawatina nag ca maternité ba ak yenn service ya loolee nag médecin chef région ba mi nga xamante ni dafa nekkoon ci tournée rek ngir gën a ñaax nit ñi ci feebar bi di coronavirus bi rawatina ci frontière ba ca Mali daal dina ci yëkkati ay kàddu docteur Bayal Cissé lay wuyoo ñu teewlu ko ci Moussa Oumar gi mais gis nañu fii si Kidira lépp yemmu na vraiment tàggat bi am na nit yi pare nañu xaaruñu kenn ñoom ñëpp ñu ngi si nan fay pare nañu xare bi ñoo ngi leen ñaanal yàlla jàppale leen fii si Kidira mbir bi bañ fi dugg lépp loo gis xam nga ne feebar du jeex feebar yi bëri na si anticipation xam ngeen ne si koor gi lañ nar a dem te xam ngeen ne koor bu ñëwee léeg-léeg pour deret day jafe gis ngeen ne la plupart suñu jigéen yi gis nga balaa nga quitté Kidira balaa nga yegg Tamba balaa nga yegg feneen ak feneen gis nga xam ngeen ne sore na bu nekkee jigéen boo xam ne bu toll si diggante léeg-léeg ngay nàcc balaa nga yegg xam nga ne soxla nga deret donc loolu moo tax gis ngeen ne boo accidenté tamit noonu la kazalika donc gis ngeen ne deret nekk na loo xam ne dafa nekk loo xam ne kenn du ko jaay dañu koy maye. gis nañu si koor gi mun na am ñu am jafe-jafe bi loolu moo tax ñu ngi ñaan ñi doon maye deret ñu continuer ñëw hôpital bu Tambacounda loolu nekk na si jiyaat. bu nekkoon kàddu yi docteur Bayal Cissé mooy médecin chef bu région bu Tambacounda doon naa leen ko junj ci boppu xibaar yi coronavirus bi bëggul ay nit yu dajaloo loolu nag njiitu réew mi xam na ko tax mu jël dogal daal di feexal kaso yi ñaari junniy nit ak lu teg ñaari junniy nit ak fanweer ak juróom-benn lañu sax may na leen grâce loolu nag ki jiite ASRED di association pour le soutien et la réinsertion des détenus di ko rafetlu waaye nee na grâce boobu leen nañ ko yokk jëmee ci ñi nga xamante ni daal ay mag lañu te ne ci kaso bi mineurs yeeg soxna yi ñu teewlu ko moom Ibrahima Yves Sall. mënuma lu dul rafetlu ko parce que damay wax souvent ne grâce moom prérogative wu njiitu réew bi la waalam sañ-sañam la moom rek moom moo am droit gracier te ASRED ko bindoon bataaxal ñu yónnee ko ci palais bi ñu sàkk woon mu gracier 2500 détenus yaakaar naa ku laaj 2500 ñu gracier 2036 yaakaar naa mënoo lu dul rafetlu loolu mais ba léegi dañuy wax ne grâce bi mënoon na jéggi loolu noonu parce que tey jàpp nañu ne par contexte bi dafa particulier si àdduna dëkk yu bëri ñi ngi libéré prisonniers yu bëree bëri parce que tey ñaanuñu ko yàlla administration pénitentiaire am na ay jafe-jafe yi mu am mooy kaso yu fees d'abord fanweeri kaso ak juróom-ñaar boo jàppee 33 prisons dépassé nañ seen capacité d'accueil mandat de dépôt yi dafa bëri mais également situation de longue détention te administration pénitentiaire bool yi ñu daan dugal di ko indil détenu yi ñu siy lekk
loolu moo daan complété vide bi c'est-à-dire bu dépense bi manqué loolu moo ko daan fàtt mais jamono ji bu fekkee ne dañu arrêté ay bool ne xale yi seen i waajur duñ leen indil lekk duñ leen indil naan duñ leen visiter kon administration pénitentiaire dafay gën a am jafe-jafe ndax budget bi nga xam ne moom la ñuy jox ministère de la justice pour prison yi budget boobu vraiment dafa tuuti moo tax souvent may wax ne ministère de la justice moom mooy parent pauvre de l'État dans son budget ñi ngi ñaan njiitu réew mi vraiment mu gën a bàyyi xel prison yi bàyyi màgget yi nekk ci kaso yi ñu bàyyi leen jigéen ñi ñu bàyyi ci lim bu takkoo takku mais également xale yu ndaw yi ñu bàyyi leen. njiitu réew moom mu wax nag boo moytul daal dana nangul maire yi li nga xamante ni moo di seen càkkuteef ndax dañoo bëgg ñoom it ñu am dérogation ci couvre-feu bi nga xamante ni ay fan a ngi nii ñu koy amal fii ci mim réew loolu la xibaar la boo nga xamante ni ñu ngi ko nangoo ci député maire bu Ziguinchor mi nga xamante ni sax moo yóbbu woon doléance bi ci turu ay ñoñam fële ca taabalu njiitu réew ma Abdoulaye Baldé ñu teewlu ko. maire yi bu jafe-jafe amee si gox-goxaan yi si dëkk yi donc maire yi lañu di maire lañu njëkk a woo duñu woo gouverneur duñu woo préfet kenn maire bi lañu njëkk a woo duñu woo député ba man mi député la mënoon naa wax ni que bon peut-être man am naa autorisation mais xam naa jafe-jafe yoo xam ne moom la maire yi di jànkante ma amoon na aussi yéene boobu ba waxtaan si ak Aliou Sall président de l'association des maires donc moi comme ma amoon naa chance pour rencontrer président bi ma yëgee ko jafe-jafe yoo xam ne maire yi am nañ ko pour circuler parce que man mi boo amee jafe-jafe sama ville surtout rawatina ñoo xam ne dañ leen di mettre en confinement mais ñii dañ may woo monsieur le maire am na jafe-jafe fii donc su ma mënul am supposons que man aw ma woon autorisation parce que député là mais donc dugg naa sur la peau des maires yoo xam ne duñu ay député donc jafe-jafe yooyu daan na leen daal donc moo tax ma dem plaider auprès du président pour que maire yi ñu mën leen permettre même si c'est pas une autorisation nationale mais ñu mën leen permettre ñu circuler dans leur circonscription c'est-à-dire si seen dëkk man peut circuler de jour comme de nuit même en période couvre-feu. mu nekkoon Abdoulaye Baldé di député maire bu Ziguinchor fukki simili ak benn moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. rajo askan wi. ngir bañ corona bi gën a law ci Sénégal préfet bu Mbour jël na dogal daal di tëj gare routière ba. bërëb ya ñuy jaamu yàlla terrain de sport yeeg plage yi mortalatin yemu ca ndaxte it ci ñeenti quai de pêche yi nekk ci département bu Mbour ak marché central ba yëpp nee nañu daal dana xool anam ya fa nit ña di demee maanaam daal ci ñetti fan rek lañ koy ubbeeti muy di ñeenti quai de pêche yooyu ak marché central ba ñetti fan rek lañ koy ubbeeti ci semaine bi Abdourahmane Diallo. marché central bi ñeenti quai de pêche yu nekkee ci département bi ak bërëb yi nga xam ne dañ ciy soppi jën altine alarba ak ajjuma rek lañ koy tijji mortalatin marché central gis nañ ni war nañoo xool marché boobu ni muy doxee ñu indi ci ay coppite bokk na ci coppite yi marché bi dina dox 6 heures ba 18 heures bokk na ci coppite yi aussi ci biir semaine bi ñu xool benn wala ñaari fan yoo xamante ni marché bi dina tëj pour ñu nettoyer ko waaye aussi ñu désinfecté ko ci wàllu woowu aussi boole nañ ci quai de pêche yi. préfet département du Mbour di xamle ni tamit tëj na plage yi ak terrain yi nga xam ne dañ ciy tàggat yaram. parce que jàpp nañ ni nekkul ay activités yoo xamante ni yu essentiel la donc nit ñi mën nañ ko muy. gare routière bi nga xamante ni moom moo doon dajale oto yi nga xamante ni daan nañ jugee ci ay yeneen dëkk gare routière boobu tëj nañ ko. mu ngi ñaax tamit chauffeuru taxi clando yi ñu bañ a yokk paas yi képp ku jalgati yoon dina dal sa kaw. benn citoyen sax ci jamono ji warul xalaat di jalgati tëralin yooyu ñu tëral en tout cas ku ko ci nar aussi na xam ni way takk der yi ñoom ñi ngi taxaw di saytu lépp waaye aussi dinañ jël matuwaay ba ka nga xamante ni moom moo def loolu ñu mën ko sanctionner. préfet département bu Mbour tamit tëj bërëb yi nga xam ni dañ fay jullee ak dansi ni tamit mortala tinti xam le ni dogal yi nga xam ni jot na koo jël dafa bokk ci xeex jàngoro ji di coronavirus. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo ca Saint-Louis kazalika préfet ba daal dina jël dogal yeggee commerçant ya dogal gi nga xamante ni mu ngi tukkee ca gornooru dëkk ba nee na daal marché ya fa nekk yëpp bu 5 heures jotee tàkkusaan la ñuy tëj loolee nag préfet ba nee na kafu ci réewu ci ku ci dëgër bopp rek mu rëq sa ndigg ñoo wax ci leneen mu dee Sénégal bi nga xamante ni ci jamono ji mu ngi ci téeméer ak juróomi cas positif u coronavirus juróom-ñeenti ci ñoom wér nañu ci kanam tuuti bu 10 heures du jotee ministère de la santé et de l'action sociale dina defaat beneen ab bilan
njiitu réew mi Macky Sall moom nag boobaak léegi mu ngi dajeek nit ñi te palais de la République ngir rek ñu xool yoon wi nuy jaar ngir mën a daan coronavirus bi fii ci Sénégal ci ñi muy woo nag démb nag moom ñi fi nekkoon ay premier ministre la doon dalal waaye Abdoul Mbaye demul dafa gedd ndaje ba nee na daal du ca dem circulation bi nag dafa perturbé wu rawatina ci ñi nga xamante ni ay liggéeykat yu wér gu yaram lañu ci jamono ñi ñuy amal couvre-feu bi fii ci Ndakaaru loolaa tax SUTSAS mu ngi sàkku ci structure sanitaire yi hôpital yeeg yeneen yu ko demee ngir rek ñu def ay moyens logistiques yoo xamante ne dana tax agent santé yi mën di déplacer wu nu mu waree su ko defee ñu mën a def seen liggéey Mballo Dia Thiam mooy secrétaire général u syndicat googi lee ñu teewlu ko ci. solution bi mooy ñi ci nekk ko docteur dali sore bérébu liggéeykaay yi ñooñu ñenn ñi hôpital la ñuy nekk soit di dem ci kaaru ngoon wala di wàcc ci kaaru ngoon donc ñooñu seen wàllu bopp structure yi nga xam ni fa la ñuy liggéey mën nañu organiser transport bi mën nañu organiser logistique bi parce que situation bi moo laaj loolu ñi nekk aussi dans les centres de santé tamit ñi nga xam ne ñoo gérer centre de santé yi médecin chef district ak yu mel noonu mën nañu organiser loolu parce que am na ay pexe pour loolu pour ñu déplacer wu surtout que ñi war a fanaan wala ñi war a yendu donc lim boobu xam nañ ko te mën nañ ko organiser bon nag mooy problème mu laissez-passer yi la donc ku ci am carte professionnelle boo ko wonee normalement ak carte yi war nañ la bàyyi nga jàll ak ku ci amul carte professionnelle aussi war nañ la wutal maanaam laissez-passer wala permis de circuler loolu moom préfet bi mën na ko joxe comme aussi gouverneur war nañ ko mën a joxe comme ni ñu ko mën a waxee doole bi moom muy docteur rek muy ñàkk nekk docteur doole bi moom nekkul solution wante nag li am solo mooy am na ñoo xam ne dañuy liggéey dañ leen war a yombalal ñuy liggéey donc te dafa am ay heures yi nga xam ni heures yooyu la leen soxla à partir de 20 heures la ak si guddi gi loolu mën nañ ko organiser wante doole bi moom bokk ci bon dans tous les cas li am solo aussi ku ci nekk tamit war na xam ni xel ni toog sa kër bañ a circuler virus bi bañ a circuler moom moo tax virus bi war a fi teel a génn ñu daal di wéral mbir mi parce que ku ci nekk war na xam ni am na loo xam da nga ko war a mën a bàyyi pour mën a am leneen parce que mënoo am lépp ba pare am wér-gu-yaram. mu nekkoon Mballo Dia Thiam couvre-feu bi nga xamante ne ñu ngi koy amal fii ci Sénégal démb ci guddi nag diggante Mbour ak Saly teg nañ fa loxo lu toll ci juróom-benn nit naka noonu it saisir juróomi woto ak ñetti moto juróom-benn nit yi nga xamante ni teg nañu leen loxo foofu le diggante Mbour ak Saly daal jàpp leen ne. ci couvre-feu bi am na ñoo nga xamante ni daal dëgër bopp tax ñu teg leen loxo bañ a respecté dogalu autorité yi ñaar ci ñoom mandi di dox si mbedd mi lañ leen tegee loxo ka ca des nag keneen ki moom dafa yore woon jaasi rek di wër ca mbedd ya loolaa tax ñu teg ko loxo mu di xibaar bu nga xamante ni ñu ngi ko nangoo ci Abdourahmane Diallo. ci jamonoy couvre-feu bi lekk di bi doonatut lu yomb ndaxte dibiteri yi moom bu 20 heures jotee rek ñu tëj loolu nag borom dibiteri yi ñu ne daal seen chiffre d'affaires mu ngi wàññeeku bu baax a baax ca Pikine rawatina foofule Abdoulaye Diop doxantu na fa jéem a xool ndax am na dibi bu ubbi xam naa dafa bëggoon lekk waaye gisu ci benn. ñoo ngi fii ci dibiteri Ndongolo mu siiw lool nag ndax grillade yi muy def ñu fekk mu toog ci wetu cheminée bi di lakk yenn ci ay commandam mu toll ci ay 4 fukki at Mamadou Ba ne moom loru na ci couvre-feu bi nguur gi teg. ñaari fan yi moom niñ ko dundee métti na trop benn xar bu ndaw la ñuy dugal pour ñu jaay ko mu jox sa problème. nga xamante ni guddi lay faral di dox léegi di tëj laata juróom-ñetti waxtu ci guddi mu nekk ab pertement suñu sukkandikoo ci El Hadji Malick nekk gérant dibiteri. heure yi ñuy soxla liggéey am ñoo xam comme ça dibiteri bi guddi maa bi la ñuy soxla job les 20 heures bu ñu ko arrêté ñu war a ñëw jënd am ñoo xam ne ñu jóge fu solo wàcc war a ñëw fii reer mais boo tëjee fii day metti si ñoon day metti si ñun parce que dañuy dem peese ay yàpp wala rey xar léegi loolu bu fi naree des noonu muy yàq suñu pertement. ci loolee nag ñu gën a xoolaat ni ñuy liggéeyee rawatina ci waxtu yi. 6 heures la ñu war a ñëw fii nii commencé job bi mais léegi xoolal tey heure bi ñu ñëw léegi heure bi lañu commencé liggéey jéem a laq léegi bu ñu laqee ba ranger lépp avant 20 heures gars yi ñëw jënd lépp. bon suba gi laay tijji ay 9 heures nekk fi ba 19 heures 30 mais diggante 9 heures ba ay midi 1 heure du ma gis benn client demee ba ay diggante takkusaan avant tamit daal laay jot a jaay benn. ngir rek xeex lawub coronavirus benn ci ay matuwaay bi nguur gi jël mooy couvre-feu diggante 8 heures ba 6 heures du matin mu nekk lu metti lool ci fast-food yi restaurant yi ak dibiteri yi. Abdoulaye Diop Bambey nag daanaka ñu ngay waaj ndaxte moom bari na ci ay doomu Bambey yu nga xamante ni daal dañoo dellu si waat dëkk ba ñu ci ëpp ci ñoom Dakar la ñu jóge la waral nu dellu nag mu di coronavirus bi ñu ne mu ngi fii ci Ndakaaru Njaay loolaa tax ñu daw ñibbi seeni dëkk
waaye nag autorité ya am na dispositif d'alerte bu nga xamante ni taxawal nañ ko fa ngir ku ci ñëw daal ñu nemmeeku sa wér gu yaram ba xam Babacar Diouf. département bu Bambey ba fii amagul benn cas boo xam ne nii signalé nañ ko ne dafa am Covid-19 teewul nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wér gu yaram di wëy pour askan wi bañ a jot ci feebar bi moo tax ñenn ñu bëri ñoo xam ne ni ñu ngi ñibbisi dëkkoon ci yeneen dëkk yi ñu teg benn matukaay boo xam ne ni dina tax ku ci am feebar bi ñu mën koo gaaw a xam docteur Alexandre Nabi Kali moo di médecin chef district sanitaire bu Bambey. waaw en tout cas loolu am na donc ñun on s'est déjà préparé à ça ñun dañu doon suñu matuwaay yëpp parce que cas yëpp du cas suspect ensuite fii dañu jot a am au moins cas suspect depuis le 12 mars am na benn cas suspect heureusement cas suspect bi c'était négatif dañu am barke démb aussi 3 cas suspects heureusement aussi démb dafa ñëwoon négatif. dispositif boobu sax dinañ ko gën a yokk ndaxte fi mu nekk nii université Alioune Diop bu Bambey sóob na ci loxoom. étudiants yi nga xam ne nag ñooy jàng foofu surtout ñu nekk santé communautaire nga xam ne loolu lañu jàng dañu tas ci réew mi parce que ñibbi nañu actuellement université bi kenn nekku fi léegi étudiants yi nga xam ne ñoom ñu ngi seeni dëkk fi ñu dëkk noonu ñoom ñëpp dañuy sensibiliser population bi nga xam ne ñoo leen wër. fii itam Bambey am na étudiants yoo xam ne Bambey lañ dëkk nekk santé communautaire ñoom itam dañuy sóobu ci xeex. loolu nag taxul ñi nga xam ne ñoom ñooy yor wërgu yaram ci diwaan bi bëgg a naagu ñoom nee nañ yeneen i matukaay sax dinañ ko jël pour aar askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ci diwaan bi Bambey. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf gannaaw ba ñaar fukki simili ak benn bootoo ci juróom-ñetti waxtu ñu tàbbi ci coronavirus xibaar yi ñeel Covid-19 ci àdduna si ànd ceeg Mamadou Amar Ndione. lu ëpp juróomi téeméeri junni nit yu feebar ñaar fukk ak ñaari junne lu topp yoo xamante ne faatu nañu ci coronavirus mu ngi wéy di faagaagal adduna bi yépp ndax fi mu toll nii téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay dëkk ak i territoire am nañu jàngoro ji ci boo xoolee ki ci jiitu mooy Italie nga xam ne romb na juróom-ñetti junni nit ñu faatu juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak